Monsieur le Président Déthié Diouf bu Visa ak notre frère Ndiawar Paye ñoom la ñu yebaloon ci discussion yi ñu teewal fa fukki parti ak mouvement ak juróom-ñaar yi nga xam ne ñoom ñoo ëmb correct nga xam ne Ndiawar moo nekkoon titulaire bi notre frère Déthié nekk suppléant mais ensemble ils ont travaillé main dans la main et nous ont vaillamment défendus. Parce que quand même, ce n'était pas facile au départ. Parce qu'au départ, il fallait d'abord choisir le président. Au départ, nous avons tànn qui jiite travaux yi. Xam ngeen ne travaux yu mel ni Soudan am commission électorale nationale autonome moo koy jiite. Mais comme commission nationale autonome pour ñun dafa faillir à sa mission. bi ñu demee ci élection législative yi parce que moom la gars yi utilisé woon muy wax ay juróomi bulletin ak juróom-ñaari bulletin ñu ne kon commission électorale nationale autonome ñàkk na crédibilité am pour mën a dëbbee bépp liggéey bu ñuy def au niveau des concertations. ba ñu ñëwee bi ko gars yi proposé ñoom ñii ñoo taxaw ñu ne Sénat du ci dal bien entendu ñun ñoo ci waxtaan ba d'accord ci ne leen dem leen bu dee Sénat daal ñun ànduñu ci. ñu dem nekk sa gaaya ñu ne Sénat ñoo leen du ci dal nañu wut personnalité indépendante nañu wut personnalité neutre pour mu diriger les travaux loolu xeex la bu nga xam ne ñoom ñoo ko xeex te na mu mujje mooy comme gouvernement bi bëggul woon ñun ña teewoon a ku su néew ñu dem gouvernement bi reculé daal ne kon léegi Sénat ñëwal nga nekk observatrice daañu tànn l'ambassadeur Seydou Nourou Ba pour mu jiite travaux yi l'ambassadeur Seydou Nourou Ba nag comme ni ñu ko waxee ci biir suñu déclaration liminaire nit la ku nga xam ne yàgg naa liggéeyal Sénégal ci wàllu diplomatie kon diplomate la nit la ku nga xam ni tamit xam nañ ne ci biir Afrique dafay bokk ci processus électoraux yu bare bari kon mën nañu wax ne am na profilu emploi bi maanaam li ñuy xaar ci moom war na koo mën waaye nag ñun duñu jënd jaar ci pax dañu koy bàyyi mu doxal nu xool ni muy doxalee su dëppoo ak yoon ñu ne alhamdulilah su dëppoo ak yoon nag ñu ne ko yow mii tamit ndekete yoo yàggaay yéen a yem donc pour le moment mënaguñu wax baax na wala bon na ndare du moom dañ ko gis mu commencé liggéey loolu mooy suñu position ci mais le fait déjà que Sénat ñu teg ko fee wut personnalité neutre je crois que loolu lu ci am solo la leneen li mooy mbirum ki war a organiser élection yi ñun dañu ne président de la République moom la ñu fal pour mu tànn ministère de l'intérieur pour mu tànn ministère de l'industrie pour mu tànn ministère nangam du ñun ñoo koy wax ne ko diw warul nekk ministère de l'intérieur parce que ministère de l'intérieur du wàllu élection donc élection nga fa commandement territorial nga fa renseignements généraux nga fa police nga fa leneen ak leneen ñu nga fa affaire culte baa nga fa leneen ak leneen ñu nga fa mais dañu ne li ñu bokk ñun ñëpp muy nga xam ne mbir la moo xam dañu war a jongante ki koy yor ministre bi koy yor na nekk ku nga xam ne farul ci benn parti daal mun ñoo d'accord ku nga xam ne da nga far ci benn parti ñu ne élection yi yow yaa koy jiite su ko neexee nag mu seet ku far ci partem mu ne ko yaay ministre de l'intérieur waaye ministre bi nga xam ne mooy saytu élection yi moom na nekk ku nga xam ne ku neutre la na nekk ku nga xam ne farul ci benn parti loolu mooy suñu position ci nan lañ war a yoree élection yi ensuite fichier électoral bi dañu ñëw ci réew mu nga xam ne ci biir wote yi ñu passé gis ngeen photo d'identité góor turu jigéen nekk ci wala ngeen gis nit mu dëkk Daaru Musi bureau de vote am yóbbu ko Nioro wala ngeen gis ñu bindu ñu nga xam ne jotuñu seen carte waa léegi ñun loolu ñu coow ko dénoncé ko xar ci suñ tànk tubéy ñu ne ñu kaay leen ñu waxtaan ci ñu ne duñ dem jàpp nañ ne loolu du suñu responsabilité dañuy dem wax leen la ñu ca naqari wax leen la ñu ca bëggul wax leen la war a dañ
parce que loolu mooy suñu responsabilité man gëm naa ne li xew ci élection ñu passé yépp boycott bi ñu boycotté woon comité de suivi ba ñu tëraloon lu ci bari loolu moo ko indi la politique de la chaise vide elle n'a jamais été payante nit bu ñu la wooyee da ngay dem wax li nga nangu wax li nga nangul wax li nga d'accord wax li nga d'accordul xool ba xam nan la nit ñi di doxale donc loolu moo ñu fa yóbbu maintenant fichier bi ñun xamuñu luñ ci ëmb fichier bi daal nee nañ 6,5 millions électeurs la nañ ko auditer nañ ko càmbar nañ ko saytu ñu ne pour ñu càmbar ko nag nañu wut commission indépendante bu ko saytu commission bu nga xam ne ña ca nekk ay jàmbur lañu ñu càmbar fichier bi ba xam gaa yi dëxëñuñ ci dara ba xam gaa yi defuñu ci dara ba xam gaa yi defuñu système bu nga xam ne fu nu wotee rek gagné on ne s'est jamais dit mbirum informatique moom ñoom Alaaji Sall ñi ko xam ay programme la ñuy def rek yu nga xam ne doy na waar donc nañu ko càmbar te commission bi koy càmbar bu nekk ñu nga xam ne ay jàmbur la ñu. alors nan la ñu war a organiser élection présidentielle yi ñu jëm ñoom ña ngay xalaat naan dañoo war a yokk caution bi ndax 65 millions la ñuy laaj xaj na dañ ne comme ñoom am nañ 65 millions du dara ci ñoom waaye ñun ñii koo bëgg a génneloo 65 millions sëñ bi da nga ko gaañ ñun dañu ne nañu ko wàññi parce que affaire expression plurielle la ñu nekk affaire démocratie la ñu nekk nit ñi war ñu leen a tànn parce que dañu yore ay koppar dañu leen a war a tànn parce que dañu yore xalaat yu jub dañoo mën a liggéey kon ñu ne question boobu ñu dañoo bëgg ñu wàññi ko waxuñu waxee yokku de dañ ne dañu bëgg ñu wàññi ko ensuite xam ngeen ne ku am caution bi boo ko joxee ba pare téeméer bu nekk fekk amoo ci juróom duñ la ko delloo 5% ngay am boo bokkee ci élection yi ñu soog laa rembourser sa 65 millions comme député yi rek il faut nga am benn député pour ñu soog laa delloo sa 15 millions boo amul député duñ la delloo sa 15 millions ñu ne nag nañu wàññi taux boobu wala ñuy laaj 5% nañ laaj 2% wala 3% buñ ci àggee daañu ci waxtaan. ay wax yi nag dañu war a parrainer candidat bi moom wax jooju la ñuy bañ ñu ubbi ko fa maanaam balaa diwa nekk candidat 10 000 personnes dañu koy signeel yu dëkk ci fukki département wala yu dëkk ci fukki département ak juróom dañu ne loolu moom lañ bëggul mu jib fa bu fa kenn wax pour que nit ki mën a bokk ci élection présidentielle te dañu wax itam ne mandat bi nga xam ne mooy mandat bu njëkk président Macky Sall muy juróom-ñaari at yi nga xam ne daa forcé jot ci dañu ne juróom-ñaari at yi mu forcé jot ci bu ñuy wàññi nañ ko ci wàññaale ñu ne am na benn déjà bu ko defee bu tollantee mu yam fa bu tollantewul yi tamit mu yam fa waaye li ñuy bañ mooy interprétation ba fi ñëwoon keroog ñu bàyyi ba romb 2010 ñu bu njëkk bi kat bokku ci kon mu ngi soog a tàmbali bosam nanu ko leeral ci biir constitution bi mu leer léegi ba nga xam ne nattable ak werante du ci am ñu ne tamit opposition bi statut du chef de l'opposition mu ngi ci constitution bi voté nañ ko ci référendum bi ñu passé waaye ba léegi kenn jubloogu ci ñu ne nañ ci waxtaan ñu ne tamit wote bii ñuy wotee ñu naan raw gàddu ñu ne loolu baaxul exemple bi mooy ndakaaru rek bu ñu jëlee juróom-ñaari député la ñu war a fal ndakaaru ñi raw nee nañu 3000 li ñu rawee ñi ci topp matul 3000 voix maanaam matul ñetti junniy carte 2000 nangam lañu leen rawee waaye léegi nga rawee ni 2000 voix rek et quelque nga ne toñ ñett juróom-ñaari député yépp ne ñoom ñooy wax ci turu ndakaaru mais loolu du démocratie mais juróom-ñaari député yi bu ñu demee assemblée nationale di wax mënu ñëw wax ci turu waa ndakaaru yépp parce que am na ñu leen ëpp fuuf ñu nga xam ne woteeluñ leen kon ñooñ kon ku leen di waxal ñu ne modèle raw gàddu nañ ko teg ci suuf def proportionnel bu ñu woon tey 7 députés yi ñu am proportionnel la Benno Bokk Yaakaar mën naa jël ñett ñoom Khalifa Sall mën a jël ñett beneen bi ci topp waa PDS jël ko par exemple bu ñu xoolee ci résultat yi ni mu tëdd bi ñu passé waaye man maay raw gàddu rek jël naa lépp ñu ne loolu du démocratie donc loolu nag yépp ñu ne itam président de la République na wax comme ni Abdou Diouf waxe woon ba ñu paree ci kotu feu Kéba Mbaye comme opposition bi ak nguur gi waxtaan nañu juboo nañu ba tënk dara
man duma ci sopparñi ab virgule duma ci changer virgule noonu laa ko yóbbee assemblée nationale ñu voté ko dañu bëgg aussi président la wax loolu parce que bu dul loolu ndaje mais concertation yi du jëriñ dara parce que ñoom ñoo yori seen majorité mécanique assemblée nationale mën nañoo d'accord ci dara ba tënk ko ñu dellu assemblée nationale ñu firi ko ñu ne loolu na ci président de la république jël engagement bala ñoo gën a sori leneen yi tamit mooy suñu demee ba jubawuñ ci benn poñ bu njëkk bu ñu jubawul ci benn poñ rek président day daal di wéet ak waa Benno Bokk Yaakaar daal di arbitré daal ne daal comme jubawuñ ci benn koñ man li waa Benno Bokk Yaakaar laay def ñu ne cette fois-ci bu fekkee ne jubawuñ ci benn poñ balaa président arbitré na woo ñi ko seqoon ñépp ñu toog kenn ku nekk défendre say argument bala muy arbitré yooyu yëpp nag léegi moo tax ñu ne daal ngir saytu loolu nañu tabax benn kuréel bu tudd correct mooy cadre de l'opposition pour la régularité la clarté et la transparence des élections pour que rek lépp correct rek moo tax ñu ne nanu wut kuréel tudde ko correct alors correct moomu nag day waxtaan ci processus électoral bi mais bu ñu paree aussi day am suivi da cay waxtaan léegi nag li ñu fi wax ndax élection ndax nangam loolu àggaguñu ca parce que ay nit la ñuy soog a gisante yuy soog a waxtaan daañ gën a waxtaan daañ gën a miinante daañ gën a xamante lépp fu ñu ci tollu rek bu ko laajee dañ leen di woo di ci waxtaan ak yéen léegi nag wàllu financement des partis politiques xam nga le financement des partis politiques est une question importante le Sénégal est en retard dans ce domaine-là les partis politiques bénéficient de financement public en Côte d'Ivoire au Mali au Togo au Burkina Faso mais quand même réew yooyu avec tout le respect qu'on leur doit ñoo leen jàngal démocratie financement parti politique ça ne veut pas dire que dañuy jël xaalisu nguur gi rek di pasaree déedéet am na ko wax léegi mu ne parti ni mu baree bu ñu leen doon financer déedéet ñun dañuy jàpp ne financement parti politique moom mooy rationaliser le champ politique parce que bu ñu nee parti politique bu dem élection législative am benn député yow de at bu jot daañu la jox 100 000 francs nga dugal sa kees soo amee ñaari député ñu ne daañu la jox masalan 200 000 francs ñu xool nga dem élection locale am nga benn conseil municipal benn conseil municipal moom 500 francs lañ lay jox weer wu jot am nga téeméeri conseil municipal kon yow mën ngaa am 5000 francs weer wu jot wala at bu jot mais loolu dafa dëppoo ak li nga xam ne moom la ñuy def ci àdduna bi yépp maintenant parti bu nga xam ne bokkoo ci ay élection bu boobaa doo mën a jot financement doo mën a am doole kon yow da ngay jeexal sa bopp dafay encourager nit ñiy bokk ci processus électoral bi ensuite dafay may état bi muy contrôler financement parti politique yi ndax argent public fu ñu ko dugal Cour des comptes dana ko saytu Cour des comptes day ñëw càmbar ko jeex ko xool daan nga ko def fan nga ko dugalee li muy may état bi aussi mooy mu éviter ay financement occulte tey nit ñi dem nañ campagne ba ñëw kan moo xam fu ma Samba ak ma dem ba jëlee seen budget de campagne dafay éviter blanchiment ay xaalis yu jógee ci yu nga xam ne sellul dafay éviter lu bari parce que état bi da ciy teg bëtam ensuite bu ñu àggee ci campagne candidats yi état bi jël nangam jox leen ñu dem à la compétition dafay may état bi tamit ñu plafonner les dépenses de campagne parce que léeg-léeg nga gis gars yu dem campagne xañu ñun opposition bari la wuñu alal duñu àgg foofu waaye yéen xam ngeen ne législative yi ñu jël gis ngeen fi ay dépenses yu nga xam ne jaaduwul gars yi li ñu yàqati ci xaalis mais defaroon na ay hôpitaux dañoo dem bay maye daanaka rek foo tourné gis lu nga xam ne lii xaalis la jaar donc loolu bu amoon yi tamit dañuy plafonner les dépenses de campagne donc yaakaar naa ne financement parti politique yi moom mooy ànd ak rationalisation des partis politiques donc yaakaar naa ne ci tënk maintenant opposition significative xam nga loolu moom wax la ju nga xam ne amul solo parce que ñun ñi dajee fii ku mën a xool Sénégal xam ni paysage politique sénégalais tëddee nga ne nous ne sommes pas significatifs mais ça veut dire que xamuloo
nu échiquier politique bi tëddee ñee naan ñeneen ñi ñu wax significatif mais man dama bëgg rek ñu génn ci kenn rek kenn góor gi ci nel bi rek ñu génn ko teg ko fee nañ ko génn teg ko fee rek ngeen jël leen maintenant ngeen comparé ñu ak ñun ba xam kan moo gën a significatif cadre bu nga xam ne ñi fi nekk tey boo leen peesee 10-12% avec des élections truquées on ne peut pas dire que nous ne représentons rien donc nañu bàyyi catégorisation de toute façon loolu amul solo li gën a am solo dëgg daal mooy ñun ñu ngi tàllal suñu loxo beneen wàllu opposition bi ñu ngi leen di tàllal suñu loxo pour que ñoom ak ñun nu ànd tëral lu nga xam ne daañ mën a surveiller le processus électoral yaakaar naa ne loolu moo ëpp solo te d'accord nañu au niveau de l'opposition que ñi bokk ci dialogue bi ak ñi ci bokkul loolu du leen tàggale ñoom def nañ déclaration wax loolu ñun tamit mën nañ leen wax ne ñàkk gi ñu ñàkk a bokk ci dialogue bi du ñu tàggale ak ñoom daañu wut nu nu àndee ba mën a défendre askan bi ba mën a liggéeyal askan bi ba mën a saytu élection yi ba képp ku bëgg sa carte d'identité mën cee jot képp ku bëgg a voter mën a voter képp ku nga xam ne yi tamit dëgg bëgg a fal sa candidat nga mën koo fal ci jàmm ak ci salaam ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant wasalaam